bonjour merci d'être avec nous ñu ngi leen di nuyu vendredi 6 février 2015 7h25 mbaa jàmm ngeen fanaane ca fajar ba tey ñu ngi leen di gunge jot ngeen a am jotaay bu njëkk ci ay xibaar bu français bi ci topp 8h lay doon daañu ci àndandoo ak Fatima Ba Jaxate ca kanam waaye ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal bëccëg bu neex tey nag mooy yeewu leen bi mujj ci semaine bi ñu fas yéene ci àndandoog ñi ci àndal xam ngeen ni nag fi may jëm fajar gu jot dafa jar renfort sama renfort nag bis bu jot ak ñii ñëw tey ji oustaz Pape Hann dina fi ci ay yu mu ñuy xelal dina jàkkaarloo itam ak tàggkat yi nga xamee ni ñoo ngi ci réew mi te ëtt bu ne dafay dugg El Hadj Man Mbaye Garmi ni àjjuma bu jot moom itam moo ngi fii tey ji ñu fàttaliku ay kilifa yoo xamee ni def nañu lu ne ci réew mi El Hadj ngi toog ci kanam dinañu àndandoo ak moom Bessel dinañu gindi woon ñu ay dëkk loole ñu ngi ko tuddee carnet de voyage fi mu ñu yóbbu nag ci kanam dinañu ko découvrir Kia exceptionnellement mu ngi fi tey vendredi pour jóg job ba noppi itam jox ñu ay xel jëm ci nu nuy wutee liggéey Mado du ñu àndandoo ak moom tey ñoo ngi ci jéggalu docteur Massamba Gueye itam tey def na télé buissonnière pourquoi naa leen expliquer lu tax waaye yooyu yëpp nag boo ko boolee dañ ci teg togg bi ak Alfi teg ci itam gan yi nga xam ni à tout de rôle dinañu ñëw ci plateau bi pour ñu waxtaan yéen tamit mën ngeen cee bokk ci kanam ñu ubbi téléphone bi bu ko defee ñu àndandoo bégalante ndax nag bis bu jot ma fàttali leen ni ñaar la ñuy boole utile ak agréable balaa dara xew ñu bàyyi leen nag Fatima Ba Jaxate bu ko defee mu jox ñu li mu nar a développé bu ñu demee ba 8h jot ci journal bu njëkk bi Fatima ñu ngi lay nuyu. maa lay fay Pape Cheikh di nuyu ñi toog ci plateau bi ak téléspectateur Télé Futurs Médias. jàmm rek alhamdulilah. bu ñu demee ba 8h loo fas yéene yaatal. xibaaru juróom-ñetti waxtu yi bokk na ci li ci gën a fës procès wu juróom-ñetti libéraux yi ñu tegoon loxo ci manifester yu amoon samedi ca place de l'Obélisque tey jii la ca palais de justice Toussaint Manga ak ñi mu àndal dinañu xam ana fan la ñuy mujjee ndawi Colobane itam yu ñu duumaloon ne ñoom ñoo faat policier bi di Fodé Ndiaye ci weeru janvier atum 2012 la woon ñoom it tey jii lañ leen di atte ginnaaw ñetti atu détention dinañ leen atte ni ki tey ca cour d'assises dinañ wax itam ci lu jëm ci ñaari poñ yi maître Abdoulaye Wade yëkkati woon ci sitting bi mu amaloon ci place de l'Obélisque muy ñu délocaliser procès bu Karim Wade avocat bi di maître Yérim Thiam xam ne na ni loolee du mën a ne ndax li ñu tuumal Karim Wade fii ci Sénégal la ko defee bokk fii lañ koy attee ci lu jëm ci légitimité cour de répression de l'enrichissement illicite avocat bi ne Abdoulaye Wade jiite na réew mi lu toll si fukki at ak ñaar bu dee cour bi dafa illégal mënoon na ko supprimer dinañu wax itam ci coalition pour l'alternance ñoom it gis nañu coow li am ci réew mi rawatina diggante kujje gi ak nguur gi ñoom jàpp nañ ne c'est de bonne guerre maanaam lu war la bu ñu xoolee ci dëkk boo xamante ni démocratie moo ko lal waaye itam di ñaawlu rek ñenn ñi nga xamante ne dañoo taxaw ngir Abdoulaye Wade ak Macky Sall bu ñu toog ba mën a juboo Thierno Lo moom it addu ci xew-xewu réew mi marche yi ñuy tere ak meeting yi ñuy niilal moom mi fi nekkoon jëwriñ ne loolee du yoon nguur gi fi nekk dafa war a sàmmonteeg ak yelle fi ñu fi dëkkee respecté constitution bi ba tax na mu ngi sàkku itam ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa diine yi ñu àddu ci nu réew mi di doxee fan yi député yi ñoom mer ba futu ginnaaw bi ñu saax-saaxee Mamadou Diop Decroix ñu ne nii lak du lu bees ba tax na ñu ne jot na ñu dakkal ko ñoom député yooyu amal ab pétition di ci woo itam njiitu réew mi di président Macky Sall ngir rek sénégalais yi gën a xam kan mooy député gën ko itam jox cër tàggat yaram Ghana ak Côte d'Ivoire ñoom ñoo qualifié ci Coupe d'Afrique ci finale Coupe d'Afrique des Nations bi am ca Guinée équatoriale Pape Cheikh lii mooy li fi gën a fees. ba tey sax ni nga ko waxee noonu yéenekaay yu bëri Fatima noonu la ñu xëyee ñu wax leen seen i xët rek titre yi laataa ngeen di génn seen i kër wala bu fekkee génn ngeen ba noppi di ñu déglu ci rajo bi ci 99.4 ngeen mën a miin yéenekaay yeeg lu nu wundu tey ak ay xibaar Ablaye Wade wala maître Abdoulaye Wade ak kii di Nafi Ngom lu ëpp tey ci yéenekaay yi ñoom ñaar la ñu xëyee mën nañu gis ci xëtu yéenekaay bi di L'As Fatima ay kàdduk président Wade la ñu fésal ni moom jël na dogal ni dafay xeex pour yóbbuwaat PDS ci bopp nguur gi loolu la L'As xëyee tey mu ne Ablaye Wade ne je me bats pour ramener le PDS au pouvoir. ay kàddu la yoo xamante ne Abdoulaye Wade moo ko yëkkati bi mu demee ci nga xamante ne moom moo di Babacar Gueye nekkoon fi maire bu Kaffrine moom nag dafa génn àdduna Abdoulaye Wade bi mu demee këram daal doon nemmeeku
ay mbokkam ak yooyu ci la yëkkati kàddu yu ni mel ne moom jamono ji xeex gi muy def gi du rek ngir Karim Wade génn ci kaso bi wala yeneen ñu ci mel na Aïda Ndiong ab Abdou Aziz Diop waaye itam fexe la ba PDS jotaat ci nguur gi nga xamante ne dañ ko ñàkk ci atum 2012. li président Wade wax sax la yéenekaay bi di Populaire xëyee tey confession la ko tuddee maître Abdoulaye Wade wax na sax ci atam nee na amul 90 ans mais 88 ans la am. waaw xam nga coow li fan yi bëri na coow li bëri na fa Pape Cheikh fan yi ci loolu gis nga fan yi yéen a bëgg reetaan. saa yoo demee dégg nit ñi naan dafa war a toog dafa war a noppalu ndax am na juróom-ñeent fukki at ak yooyu Abdoulaye Wade xam naa ñooñu la bëgg a tontu bëgg leen recadrer wax ne amul 90 ans comme ni ñu ko waxee buñ ci wàññee ñaar muy 88 ans moom la am. il a même dit ci journal bi que moom du retraité mais demi retraité la. demi retraité la waaw parce que xam nga ne mi ngi xeexal mi ngi wéyal xeex bi ba léegi kon mën nañ jàpp ne demi retraité la. da ngeen di ree yéen a ree Abdoulaye Wade baax na day marché fii de ci buntu télé bi faites très attention donc loolu la Populaire xëyee tey tuddee ko confession ay révélation yu jógee ci maître Wade ba ci Walfadjri xëyee na ci ki nga xamee ni moo di maître Abdoulaye Wade ñu ngi koy wane ci xëtu yéenekaay bi di Walfadjri ma nga yëkkati ñaari loxo ya daanaka li mu sol lu mel noonu laa xaw a sol sax de wala xool waaw dafa mel ni man la toppandoo tey de moom maître Wade ok donc mu ngoog loolu la Walfadjri def ci xëtam mu ne ils se sont connus dans un autre dossier lan moo tax maître Wade en veut mere ki nga xamee ni moo di Henri Grégoire Diop loolu la Walfadjri def ci xëtam tey. Pape Cheikh Henri Grégoire Diop mooy président wu cour bi jamono ji mooy fi ñuy àtte Karim Wade xam nga ni maître Abdoulaye Wade dafa récusé woon cour gi maanaam xam ne ni ki cour boobu dafa illégitime warut a àtte Karim Wade ak i ñoñam mu wax itam ni ki nga xamante ne moom moo yor jamono ji àtte bi di Henri Grégoire Diop dal na ci kawam ci sitting bi mu amaloon ci àllarba gi yéenekaay bi nag dafa xam ne ne li xew diggante mag Henri Grégoire Diop du lu bees lu yàgg la ndax Henri Grégoire Diop moom moo inculpé woon maître Abdoulaye Wade ci assassinat au maître Babacar Sèye ci atum 1993 nee na nag apparemment Wade dafa mere Henri Grégoire Diop ba léegi moo tax saa yu occasion bi amee rek mu dal ci kawam. yéenekaay bi di réew mi coow li am ci diggante ki fi nekkoon jiitu réew di maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall réew mi duel la ko tuddee moo tax mu xëy ni ndax ñi jiite tarixa yi dugal nañ ci seen loxo loolee la réew mi wax ci nasaraan ni l'implication des khalifes généraux en question. xam nga fan yi observateur yu bëri sax ñu ngi koy soulever Pape Cheikh wax ne xalifa généraux yi wala kilifa diine yi nekk fii ci réew mi dañoo war a àddu ci actualité bi ni réew mi di doxee ndax gis nañu fan yi xaw naa yëngu tuuti rawatina ci wàllu ci langue politique gi gis nañu Abdoulaye Wade gis nañu itam waa nguur gi mi ñi taxaw temm ne duñu ko may muy déstabiliser réew mi ak ñooñu weccante kàddu yu tegginewut yi ak yeneen daal tax na ba observateur yu bëri ne jamono ji nag waroon na fekk ñu dégg bu yàgg xalif généraux yi ndax buñ ci waxee mën na am jàmm dellu si ba ku nekk nga xam li ngay wax ak li ngay def waaye boobu ba léegi déggagul leen ci waaye ba tey ñu ngi xaar. bu weesoo ki nga xamee ni moo di maître Wade yéenekaay yu bëri xëyee nañu ak ki nga xamee ni moo jiite OFNAC dina fi Ngom Keïta Grand Place xëyee na ak ay kàddoom ci xëtam ne moom nee na kookee di Nafi Ngom Keïta dina bañ a noppi je refuse de me taire. je refuse de me taire waaw moom moo jiite OFNAC di kuréel bi nga xamante ne moom moo fi taxaw ngir rek saytu am ñi nga xamante ne dañ leen a tabb wala nommé leen muy ministre yi ak ñeneen xeex itam wàllu corruption moom Nafi Ngom Keïta dafa daal di rek xamle ne corruption bi jamono ji ni mu mel fii ci Sénégal jéggi na dayoo te lépp loo xamante ne moom gis na ko ci wàllu liggéeyam mu jàpp ne du lu gën ci réew mi dina ko fësal donte ñu bëri bugguñu itam mu àddu ci wax na itam ci mbirum déclaration de patrimoine yi ndax xam nga ni ba léegi am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi leen di xaar ngir ñu def seen déclaration de patrimoine moom nag ci boppam comme amoon nañu sàkku mu def déclaration de patrimoine am nee na amul lu muy ragal moom dina ko def sax fësal ko ba ñëpp teg ci seen bët. ba ci yéenekaay bii di Sud Quotidien Nafi Ngom la xëyee tey ak loolee mu wax ni bëri na ci ay plaintes yoo xam ne ñoo ngi ci table ji mën nañu ko lire noonu. ni 130 plaintes sur la table. waaw Pape Cheikh loolu yëpp
jëm ci wàllu guerre di corruption ab projet la boo xamante ne dañ ko tëral mu jàpp 2012 jàpp 2017 ñu gis ni nag moom Nafi Ngom nee na lu mu ci jotagum ci ay plainte ci projet ba yeggagul ëpp na téeméeri plainte ba tax na nee na guerre nu mu mel jamono ji ci Sénégal dafa jéggi dayoo te réew mu nekk xam nañ ko bu bëggee dem bu bëggee dem ci kanam faaw rek li nga xamante ne moom moo di guerre donte dindi ko fi day jafe mais mu wàññeeku bu baax a baax. ba tey ci coowal marché yooyu ñu tuddee marché gré à gré am na bu ñu teg ci ndoddu màggal gi bu Touba ñu ne ci yéenekaay bii di Libération que SONES joxe na lu toll ci xaaju milliard jox na ko SDE. waaw marché gré à gré boobu mu ngi xew diggante SONES ak SDE comme ni ko Libération waxee te ay études nag lañ ci def waa DRMC ñoom ñoo amal études yi waa ARMP di autorité de régulation des marchés publics ñoom it ñëw dëggal ko ne marché gré à gré boobule am na ñu indi itam ay firnde yu leer ci naka lañ ko doxalee ba yegg si fi ñu yegg si loole nag mi ngi xew ci màggal Tuuba wu ren gi. ba tey ci yéenekaay yeeg seeni xët ay téere laa gis ci yéenekaay bi di Témoin L'Istixaar ak yenn ci yoo xamee ni dañu koy gis ca assise ya xam nga ibbi nañu ko bopp ba tey dégg naa nag ña ngay def seeni débat de gàllaaj ak L'Istixaar rek a fa xew. waaw Pape Cheikh xam nga assise moom d'habitude ñi ñu fay yóbbu. ak génne ay sarax waaw ak génne ay sarax d'habitude ñi ñu fay yóbbu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo def ñaawteef yu mag a mag a mag ah. ñoom la ñu yóbbu ci assise yi di leen atte foofu ñoo xamante ne parfois ñu tëj leen seen giiru dund parfois ay fukki at. teg ci ay travaux forcés ak yi ni mel yéenekaay bi rek dafa xëy ci ab gëstu bu mu def ne ci assise yooyu bëri na ci ñoo xamante ne dañ leen war a atte waaye bàyyi ñu ginnaaw mbirum xarfa xuufa yi ñu ngi ci bay seen waa di ci def lu ñu mën ngir rek fexe ba daañu leen di daan du am solo lool wala peut-être parfois bëgg jaar ci kaw juge. mu ngoog donc loolee la yéenekaay boobu di Le Témoin xëy tey ci wàllu tàggat yaram yéenekaay yi nga xam ne ñoo ciy dox bu njëkk bi bokk na ci stade yéenekaay waxtaan na ak ki nga xam ne ni moo di Giroud sportif yi xam nañu ko bu baax surtout ñu yëngu ci wàllu football moom seq na waxtaan ak yéenekaay bi wax na ci taxawaayu équipe bu Sénégal surtout ci Coupe d'Afrique bi ne Sénégal dafa soxla manager bu baax Alain Giresse bu demee moom xam na lu tax ba noppi itam kii di Hervé Renard entraîneur bi nga xam ne ni moom la africain yëpp sopp ndax taxawaayam ci Coupe d'Afrique bi kii di Giroud wax na et puis nee na lu ne mënoon na am ci groupe bu Sénégal xam naa Fatima duñ ci sori mën ngeen gis waxtaan boobule ci yéenekaay bii di stade sunu lamb itam xëyee na ak lamb ji ni mu koy defee bis bu ne gis ngeen ko noonu wax na ci poids physique ak concentration wu masse lan la Balla Gaye 2 di wut ca Amérique loolee mooy laaj bi sampu ñu gis ko ci xëtu yéenekaay bii di sunu lamb alors Balla Gaye 1 moom nee na demul pour renforcer poids waaye fi mu ne xamagunu keneen koo xamee ni jege na ko nee na soxlawul dem États-Unis pour yokk poids wam alors ndax dafa dem pour yokk poids ou pas loolu la sunu làmb xëy di laajte tey jii ci suba gi lu ngeen ci bëgg a xam wuti leen ko comme ça ngeen yër ko L'Observateur xëyee tey ak coow loo xamee ni duma ci sori manit dama leen di bàyyi rek ñu dem directement ca rédaction centrale bu L'Observateur comme ça ils vont nous faire le menu du L'Observateur de ce 6 février 2015. On retrouve tout de suite Idrissa Sané au niveau de la rédaction centrale de L'Observateur. Bonjour Idi. Bonjour Pape Cheikh Diallo et à toute l'équipe de Yeewu Leen, toujours ravi de vous retrouver depuis la rédaction centrale pour vous présenter la une de L'Observateur. À lire à la une de ce vendredi, une affaire d'extorsion de fonds, publication d'images contraires aux bonnes mœurs, toute l'histoire de sexe et de chantage entre l'ex-directeur général de Petrosen et les 4 filles. L'ancien directeur de Petrosen, victime d'une sale affaire de chantage et de mœurs, a envoyé ses bourreaux qui lui réclament la somme de 6 millions de francs CFA à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les délits d'association de malfaiteurs, tentative d'extorsion de fonds, escroquerie, publication d'images contraires aux bonnes mœurs, quelques heures avant le procès qui est prévu aujourd'hui à la salle 1 du palais de justice.
justice, l'Observateur vous donne l'intégralité de cette histoire vraiment salace, une histoire que les éléments de la division des investigations criminelles a écouté pour la première fois le 24 novembre 2014. Et l'ex-directeur qui déclare: la fille m'a dit de tenir des photos de moi sur lesquelles j'étais nu avec une bouteille de bière à la main. Et la fille qui déclare: après une fellation, il s'est endormi et je l'ai photographié. À lire donc tous les détails de cette histoire vraiment salace. En réunion d'évaluation de son dernier meeting aujourd'hui, le PDS et ses alliés pourraient revoir leur plan d'action consistant à tenir des manifestations tous les mercredis à Dakar. Et selon nos informations, l'heure n'est plus à la radicalisation. Le Parti démocratique sénégalais et ses alliés semblent avoir mis de l'eau dans leur vin. En sport, il faudra lire Alain Giresse qui a confirmé qu'il y a eu une cassure dans l'équipe à un moment. Alain Giresse, qui était invité à l'émission Viva Africa de Canal+, est revenu sur le désastre vécu avec le Sénégal lors de la CAN 2015. L'ex-sélectionneur des Lions est resté égal à lui-même, fustigeant l'attitude de la presse sénégalaise, mais cette fois-ci, il a aussi taclé ses désormais ex-joueurs qui, dit-il, pendant la CAN, il y avait plus cet engagement qu'il y avait lors des qualifications. À lire également cet entretien avec Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui dit pourquoi elle n'a pas encore intégré un parti politique. C'était donc là le menu détaillé de l'Observateur de ce vendredi 6 février. Merci d'avoir suivi. Bonne lecture à toutes et à tous. Merci Idrissa Sané. On vous retrouve lundi, mais sinon demain samedi l'Observateur dina am comme Yeewu Leen moom altine lay ñëwaat moo tax rédaction beeg ni ñu ñuy présenté menu wu yéenekaay boobu la nga xam ni moom ngeen fonk bëgg ko ba tax yéen ñi tàggoo kumpa am ngeen habitude di ko jënd lundi matin la ñu del soit bu soobee yàlla fi mu tollu tembe nag ñu ngi àndandoo ak yéen ba léegi rek 7h42 mooy doog a jot xanaa rek ñu jàll ci xibaaru jaww ji démb 17 degré la ñu yeewoo tey nag yeewu nañu ak 18 degré Fatima. waaw Pape Cheikh température yu coppite da cee am tuuti ndax dañoo xaw a yéeg tuuti naaj bu tàng bi moom moo ko waral te dina génn ci diggu bëccëg gi boori 11h jàpp midi fépp ci biir réew mi waaye léeg-léeg itam ay niir dinañu doxantu ci asamaan si température yi comme ni ma ko waxee coppite am na ci waaye peexum fajar gekk guddi gi mi ngi fii ba léegi rawatina diggante littoral bu Dakar ak Saint-Louis ndax Saint-Louis ak Kolda ñoom ñooy am température yi gën a tuuti ci suba teel gi di 16 degré bi gën a mag di 21 degré dinañ ko am ca Matam Linguère ak Tambacounda. Dakar dina am 18 degré Podor dina am 17 degré Diourbel dina am 18 degré Kaolack dina am 19 degré Ziguinchor dina am 18 degré Kédougou dina am 19 degré température yi nag dinañu yéeg bu ngoonee yéeg ba yéeg si 39 degré di température bi gën a mag dinañ ko am bu ngoonee ca Kédougou bi gën a tuuti di 23 degré fii ci Dakar lay doon ci diggante bi Ndar dina am 30 degré Podor 34 degré Matam 38 degré Louga Linguère 36 degré Diourbel 35 degré Kaolack 35 degré Tambacounda 37 degré Ziguinchor 35 degré Kolda 38 degré ñu wax ci lu jëm ci géej gi yéegoon na ci guddi bi 4h tegle 20 minutes dina yéegaat itam bu 16h ci ngoon tegle 25 minutes géej gi dina loolee li ma njëkk a joxe marée basse yi la maanaam bi géej gi di wàcc moom nag dina yéeg bu ci kanamee tuuti bu 10h tegale 30 minutes dina yéegaat itam bu 22h ci guddi tegale 45 minutes nappkat yi nga xamante ne dañuy dem géej di wuti jën jàppale ni moment yu gën a am solo di 2h48 4h48 loolu romb na xanaa ngeen xaar ba 15h11 minutes 17h11 minutes jamono yooyu dina am solo ci nappkat yi nga xamante ne dañuy dem géej di wuti jën jant bi nag fenk na ay simili rek mi ngi nii bi 7h tegalee 39 minutes ñi ngi yaakaar itam mu soo bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegalee fukki simili Pape Cheikh lii mooy di gën a fës ci xibaaru jaww ji. jërëjëf ñu ngi lay gërëm Jaxate ndekki baa ngi lay xaar dawal laggal gaaw ndekki ko
bu ko defee bu 8h jotee nga delsi ci plateau bi yaatal loolee nga joxe ci ay xët bi ñu xëyee sànq ca fajar mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média tey ji nag ni àjjuma bu jot El Hadj Man Mbaye Garmé ngi fi ci kanam nag dinañu fàttaliku ñi fi nekkoon te daan bégal Afrique ñooñee ay nawle lañu ci mbaax ay nawle lañu ci yàgg sigil Sénégal moo tax àjjuma bu jot ñu nasal leen rubrique boobule ñu tudd fàttaliku El Hadj ñu ngi lay nuyu Galle Mambay Jojo. maa ngi laa fay Pape Cheikh di bëggee nag ak di kontaan bu baax ñi noo déglu ak di nu seetaan. ci à travers le monde di bëggee tamit sama jarbaat yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. di wax ne ki ma la indil. Pape Cheikh kooku daal bu ñu dee wax ndaanaan ci waykat yi. moom la. moo tax léegi bi may nuyoo ma ni. waaw. mooy ñi daan bégal Afrique. xanaa du ma garaaw. mais Pape li nga nas sax xamoo ko. da doy na waar de. nocci woo da ngaa nas. te ba tey teg ni yàqul ngéwél. déedéet ñooñu ku fi woy rek. ñoom nga roy. wallaahi. ñooñu nag dëgg-dëgg archive bu doy waar la. boo xam ne bii tubaarkàlla daal xam naa bu ñëwee Sénégal yëpp dinañu bég. waaye dina leen fàttali lu bëree bëri. waaye ñoom daal dëgg-dëgg ñooy ngéwél ci Sénégal. waaw ñooy ngéwél ci réew mi. ñoom yàq ñu ngéwél. daan nañu bégal Afrique ba noppi itam waxutuma la nit ñi rek maanaam public beeg seen i soppe waaye ñoom ñoo àndoon ak chef d'état yi. très bien ñoo daan jiite kilifa yi. mais Pape Cheikh te li ci gën a doy waar. ba léegi ñu ngi existé. wallaahi. ñoo xam ne ñii bi ñu fi jógee ak léegi. yàgg na lool mais ba léegi. seen empreinte ñu ngi ko bàyyi ci réew mi. loolu moo lay wane def lu baax am na solo. Diabou Seck la Saint-Louisienne par exemple. kenn moom la alaaji Pape Cheikh. ak Famba Issa Diop ak dëgg-dëgg ak Fatou Samb Diop ma kodd. ñooñu mbay boo déggee sax tur yi da ngay xam ne ñii ci ngéwéluñu ko saan. wallaahi kon bu sa kanamee nag man mii xam naa loolu sama yëfa dinaa ci bànneexu déglu lan la ci El Hadj Man Mbaye Garmé indi tey di fàttaliku Diabou Seck la Saint-Louisienne Famba Issa Diop Fatou Samb moom mu ngi dund ba tey mu ngi dëkk fii Gibraltar waaw mu ngi dëkk fii moom sax incha allahu taala dinañ ko jagleel bis dinañ def ak moom dara incha allah comme mag la incha allah bégal ko ci nag incha allah parce que kooku li mu way non addina dootul xew. wallaahi dootu ko wax. wallaahi. non dootul xew. ci ndaanaan yi gën a mag. dëgg jolof bu mag boobu ci la bokk. waay waaw gawlo la day gawlo ko dégg bis ma naan mu ko ba Sadio mi dégg mi ci waalo. le sang gawlo c'est fort. su ma la toppee du ma wax ak sama rakk yi oustaz Pape An itam ma nga ca ginnaaw di waajal moom ci kanam. tey daf ñoo bëgg a dugal ci ëtt boo xamee ni miin nañu fa di ëttub Seydina Limaamu tey jii dina jàkkaarloo ak. ki nga xame ni moo di Mame Rane Laye Mame Rane nag kenn dootul werante la mu mën ak fa mu bokk loolee ci kanam lay doon ak oustaz Pape Anne waaye nag kii yaa ngi fii am nañu ay CV yu bëri yu ñu jot gis nañu ni yéen a ngi ñuy dégg yéen a ngi ñuy gëm yéen a ngi bokk ak ñun li ñu gëm muy ku ci xëy fajar bëgg nañu ko jóg job yi parce que jóg job dafa am solo. bien sûr Pape Cheikh comme ni ko Pape Cheikh waxee dinañ jàllale tout à l'heure CV wu Moustapha Dione ak CV Mamadou Faye Lamine et puis également donner des conseils pratiques toujours dans le cadre de la recherche d'emploi. voilà moom nag saa yu ñu wàccee 10h France lay ñibbi fa lay yendu fanaan fa ba xëy liggéey si moo tax ngeen baal ñu boo ko nee salaamaaleykum mu ne waaye bonjour Pape Cheikh nous saluons les téléspectateurs normalement Chantal mooy turam dëgg waaye comme dafa yàgg Sénégal moo tax ñu ko woowee Ndeye Roxee kon ci kanam mu indi ay CV yoo xamante ni tànn na ko pour ñu wutal sunu mbokk yi ay liggéey carnet de voyage ajuma bu jot besel lañ ci àndal tey daf ñuy delloowaat dëkk bu ñu naan Bakel keroog partie bu njëkk bi la tey deuxième partie bi dañ ciy ñëw parce que bëri na lu ñu war a xam ci Bakel benn émission doyu ci. ñu wax nga dëgg Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ni nuyu tamit nag ñi nga xamante ne saa su ne rek ñoom ñoo ñuy seetaan comme ni nga ko waxee rek carnet de voyage dañuy dellu rek dëkk boobu nga xamante ne mu ngi tudd Bac kon ci biir loolu histoire kese la fees tey dañuy dem nag ci li nga xamante ne moom mooy ay njulli li leen fa daloon ba bërëb boobu tey mu nekk bërëb historique boo xam ne am na ay xew-xew yu bari yoo xam ne dañ ko fay def. ca kanam lay doon ci carnet de voyage ak Bessel Alfi mi ci waañ bi moom itam bis ba jot ak li mu ñuy toggal. loolu mooy cuisine u Alfie tey daf ñoo indil yu simple mousse ak chocolat c'est ça. tout à fait Pape kon da ngay togg mousse yow. waaw mousse au chocolat blanc. xam man de mousse laa lii loolu la ma wax it. ne ma mousse laay defar tey. mousse au chocolat blanc. da ngay lekk mousse yow. déedéet. lan la loolu déedéet
plat bi ci boppam moo tudd noonu. ah muus la tudd. waaye bokkul dara ak muus yi nekk fii. ah lu ma ci xam. doo ma pes. muus au chocolat man yenn yi doo ma mbëkkaale wax. déedéet doo ma leeralal la. mënu ma la mbëkk nag. la leer waaw Pape Cheikh kon ginnaaw bi ñu nuyoowee rek toujours avec les produits Sofiex Pape Cheikh. ci kanam rek ñu wan leen nan la ñuy defaree mousse au chocolat blanc mu nekk xeetu dessert bu rapide. te pratique neex a defar Pape Cheikh. voilà parce qu'il faut rappeler lu tax ñu koy woowee mousse dafa xaw a mel ni ñu xit. dafa xaw a mel ni petite. dafa aéré. waaw dafa mel ni petite. dafa mel ni petite. petite mooy mousse. petite mooy mousse. waaw ku mën. yow. donc ci kanam lay doon et puis Mamadou Mouhamed Ndiaye bu ñu demee ba boori 9h35 dina ñëw pour revue de presse bi ki nga xamee ne moo di Fama moom tamit yegsi na Fama mën nga ñëw léegi bu ko defee nga yëkkati ñu parce que gëm naa ni fajar gi itam rubrique bi ñu bëri bëgg nañu ko muy fitness bi. démb rek maa ngi tase ak soxna soo xamee ni nee na doom ji su bëggee mu lekk fajar gi da koy taalal fi ñuy defee sport wala heure bi ñuy defee sport bu ko defee doom ji day cëppi cëppi en même temps am envie lekk et du moom rek bëri ngeen ci di yëngatu grâce ak sunu ay coach alors tey nag dañuy àndandoo ak waa Rahma Damba fitness ñoom ñoo ñu indil li nga xamee ni moo di exercice yi tey nag dinañu célébrer ñaari bis bi nga xamee ni ci la ñuy xeex xarafal gi ñuy xarafal jigéen ñi loolee dinañ ci wax tuuti ci wàllu diine ak ci wàllu aada ak xale yi luñ ci xalaat teg ci itam tubaab bi dañoo nas 6 février def ko bis bu ñu def di ci dundu sans portable enfin journée mondiale sans portable alors est-ce que mën nañu toog bi su lëmm sans téléphone portable dinañu def suñu débat bu ndaw su ci kanamee mais laata boobu ñu bàyyi leen nag Fama mooy suñu coach tey bonjour Fama. bonjour. naka suba si. salaamaaleykum. mais baat boo xam ne du wér. bonjour. bi tane na Pape Cheikh bi tane na. xanaa baat sport du sport du wéral baat. gis nga wax rek ndeysaan di encourager nit ñi. des fois ma ne di compter ñu ne ma Fama ku soxor nga. bàyyi di compter ji yéexantu bi gaaw ma ne dama leen di encourager di expliquer. allez tey lan nga ñu indil. step laa indi. step. waaw jeex na xanaa ku ci amul step sa kër mën nga jël banc teg sa kanam. déedéet nee naa la Pape Cheikh. step rek nee na bu kenn jël banc di ko def sa kër. c'est pas conseillé. waaw léegi man dinaa wane exercice yi dinaa wane waale li nga xamante ne da nga koy def sans step. d'accord mouvement yëpp mën nga ko def avec step ou sans step. sans step d'accord. ayca concentrez-vous mën ngeen def en même temps li Fama di def. comme ça ngeen yëngal seen yaram. on y va. alors ñi nekk ci kër ga bu leen jël su ngeen amul step bu leen jël banc allez. Genoux maintenant. Allez. Soulevez. Allez, à tous mes collègues du Sam Grand Yoff, Sam Talibou Dabo, à tous mes amis. Allez, jambes tendues maintenant. Là, jambes bien tendues. Ceux qui sont à la maison, là. Allez. Halo, salut, Santiago, hai, Allez. ci darò Là maintenant, intérieur. Alors, allez. À ma maman chérie. À mes mamans chéries. Allez. Derrière maintenant. Allez, réveillez les muscles. Bougez, non-stop. Allez. Bras bien tendu. Soulevez. Ceux qui sont à la maison.
love and decision they make me they shout hallelujah. I say all the blessings of love and decision they make me they shout hallelujah. They won't move around, so cause I'm young and I'm rich and I'm awesome. They won't move around, so cause I'm young and I'm rich and I'm awesome. Oh yeah, shake body. Pour terminer au milieu. Make you ring 4, 3, oh yeah, shake body. 2. Et là, on est 4. Allez, on monte. On descend. Reste au milieu. Il faut bien poser le pied sur le stade. Sinon, ça glisse. Voilà, on écarte maintenant. Écarté, écarté. 4, 3, 2, 1. Allez, on accélère maintenant. Allez, c'est parti, on accélère. 1, on accélère. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, stop, c'est bon, stop. J'ai fini. Ouais, bravo. C'est En tout juste cas pour préciser que kii c'est un nouveau. Mais dafa jël risque ñëw pour ne day def insister pour def step quoi. waaw. Voilà, il a essayé. Voilà. jàmbaar la mais moom mën nañu nekk coach ma parce que ñun commencé nañu bu yàgg. Si. Bon après dinaa jaar coach la dégg nga. Allez bu weesoo step bi nga ñu proposé looy joxe comme conseil. waaw tey li may joxe comme conseil IMC laa leen di expliquer IMC mooy indice de masse corporelle. loolu il faut que nit ki xam ko. parce que si ngay xamee sa surpoids wala sa poids ndax normal na. wala tuuti na inférieur na. léegi pour xam ko par exemple damay jox exemple si kuy peser 70 kilos. sooy peser 70 kilos. am taayu 1m78. sooy calculer sa IMC da ngay jël 70 kilos yi nga diviser ko ak 2 fois sa taille. au total soo ko calculer alors ça va te faire 22 kilos. léegi pour nga xam nag sa IMC su fekkente ne inférieur à 18 la. tu es trop faible. sa poids normalul il faut nga lekk bu baax. parce que taille ak poids dañ koy xoolaale pour mën a xam. léegi su fekkee dafa inférieur. il faut nga xoolaat sa bopp. calcul boobu ndax amoon mbay gar mi dina ko mën a def mbay. de xanaa mu faram fàcce ko ci olof li mu wax daal CMC juróom jeex. waaye Cheikh dama doy ndax dina neex a faram fàcce ci wolof sax loolu ah. waaw xaw na jafe nag mais pour nga xam sa poids bu normal. waaw nga fexe nañ ba xam ne. ndax yow war ngaa wàññi wala war ngaa yokk. wala war ngaa nekk si normal bi. parce que poids dafa am yoon ah. très bien du bu la neexee nga ko war a wàññi. bu la neexee nga ko war a yokk. dafa war a am loo mën a toll ni nga toll sa taille. dafa war a am poids bu ko war a mën a entendre. voilà moo tax c'est toujours bien dem seeti borom xam-xam. bu fekkee mënuloo ko calculer nga dem ci nutritionniste. wala nga gis coach boo xamante ni miin na yëfi yaram. voilà comme yéen par exemple. voilà n'est-ce pas. léegi nag su fekkente ne inférieur na 18. boobaa da nga war a yokk. voilà léegi su nekkee entre 18 ak 25. là sa poids normal na. léegi su fekkente ne 25 la ba 29. yaa ngi commencé am surpoids. yaa ngi commencé pata quoi. waaw yaa ngi commencé pata. ok léegi nag foofu tam war ngaa teel a jug sa bopp. d'accord su fekkee au-delà de 29 la nag. loolu moom obésité la. ok te boobu mooy indi problème mu cardiaque yeeg yeneen feebar yu bëri. boobu avant nga fay yegg moo tax ma leen di conseiller. avant ngeen di yegg ci loolu calculer leen ma. seen poids ngeen di jël. multiplier diviser ko par 2 fois seen taille. lu mu leen jox li ma leen jox ci barème bi. loolu ngeen xool su fekkee normal na entre 18 ak 25. c'est normal. ngeen def maintien donc. su fekkente ne nag 25 la 29. boobu war ngaa teel a commencer sport. su fekkee 29 la nag jëm kaw. boobu moom fagarul bu baax a baax. c'est trop voilà mu ngoog jërëjëf Fama ñu ngi lay gërëm ñu gërëm tamit waa Rahmadam fitness ci exercice yu ñu jox yooyu nag sonal na surtout jigéenu Sénégal jékki-jékki rek pata foog ni ay jeeg lañu ndekete ñu ngi obèse te obésité dégg naa ñu naan am na lu mu mën a gàllankoor ci wàllu wér gu yaram xam naa bu ñu amatee jot dinañu gën a waxtaane loolu 8h jot na ñu jàll ci xibaaru suba gi. ñi
leen soxal ci xibaar ñoo koy joxe bis bu jot ci waxtu wi juróom-ñetti waxtu di 8h jot ñu bàyyi leen nag Fatima Ba Jaxate ñu nuyooti la. ma fayti leen Pape Cheikh nuyuwaat téléspectateur Télé Futurs Médias xibaar yi ñu dooree kook Toussaint Manga ki ñoñam tey jii lañ leen di atte ñoom ndawi libéraux yooyu ñu tegoon loxo ci manifester yu amoon samedi ci place de l'Obélisque ñu leen di tuumal nag dajaloo boo xamante ne jaarut yoon ba tax na ñu teg leen loxo tey jii nag dinañu taxaw ci kanamu attekat bi ñu wax itam ci ndawi Colobane yi nga xamante ne ñoom lañu tuumaloon ne ñoom ñoo faat policier bi di Fodé Ndiaye loolu ca mois de janvier atum 2012 la woon ca place de l'Obélisque ñetti at ginnaaw bi ñu ko defee ci kaso bi tey jii dinañ leen atte ci cour d'assises yi ñu xool ana fan la ñuy mujjee Karim Wade procès bi kenn mënu ko délocaliser fii ci Sénégal lañ koy atte ndax li ñu koy tuumal fii la xewee ba tax na itam cour de répression de l'enrichissement bi ñuy wax ne tey dafa illégal Abdoulaye Wade jiite na réew mi lu toll ci fukki at ak ñaar lu tax jëlewu ko fii lilee di ay tontu loo xamante ne maître Yérim Thiam moo koy indi ginnaaw bi nga xamante ne secrétaire général bu parti démocratique sénégalais yëkkati woon na ñaari poñ yooyu ca sitting bi nga amaloon ca place de l'Obélisque ñu teewlu ci suñu reportage. coowal légitimité wu CREI yi maître Abdoulaye Wade tegaat ko ci table bi secrétaire général bu parti démocratique sénégalais bi ne du nangu cour boobee di àtte doomam ji di Karim Wade maître Yérim Thiam di ko fàttali. Je le laisse face à. bàyyi naa ko ak réew mi nga xamante ni jiite na ko lu toll ci fukki at ak ñaar ak ñi nga xamante ni mooy askan wi ñoo ko fi taboon teg ko fi benn laaj bi mu koy laaj rek mooy lu tax moom bi mu fi nekkee jéemul dindi li nga xamante ni mooy cour bi conseil constitutionnel moom sax jéemoon na ko ci ñaax wante li mu tontu rek mooy que ni que juridiction boobu dafa nekk juridiction bu jaar yoon léegi nag lu ñu bëgg. Qu'un prévenu choisit son juge. Le conseil constitutionnel a été saisi, a dit que la juridiction était légale. Qu'est-ce qu'on veut de plus? ci sitting bi mu amaloon ci àllarba gi njiitu réew ba woon ne li mu bëgg sax léegi moo di ñu délocaliser procès bi avocat bi di xamle ne loolee du mën a ne. Ce sont des délits qui ont été commis au Sénégal. ay délits yi nga xamante ne fii lañ ko defee ci biir Sénégal lan mooy tax rek ñu mun ko yóbbu ci yeneen réew ngir àtte ko gisuma loolu même bu dee prévenu bi nga xamante ni doomu njiitu réew bu woon la mënul tànn juridiction bi nga xamante ni moom rek moo ko war a juger. Jugé par un tel autre. S'il ne lui appartient pas de choisir son juge, ça serait trop facile. bu dee sax ay avocat yu Karim Wade ñëwatuñu ca palais de justice procès bi nag mi ngi wéy mu mel na sax yëf yi nag mi ngi bëgg a jur dara. Les experts sont en train de défiler. experts yi ñoo ngi jàll ci kanamu àttekat yi wante ñun ñëpp lu ñu nemmeeku rek mooy que ni ay mbir yu bëri mu ngi commencé di génn li ci gën a bëri rek day wane ni que enrichissement illicite am na. Un enrichissement illicite. ñu jële fii cour de répression de l'enrichissement illicite waaye itam procès bi ñu délocaliser ko loolee la njiitu réew ba woon bëggal doomam ji di Karim Wade ba tax na nag nee na fasul yére benn yoon dellu ginnaaw ci xeex bi. moom Abdoulaye Wade nag ak kaddu yi nga xamante ne mi ngi koy yëkkati jamono ji coalition pour l'alternance ñoom jàpp na ne lu war la ci réewum démocratie ñoom nag jàpp na ni li ñuy ñaawlu kay moo di ne dafa am ñoo xamante ne dañoo taxaw temm ngir rek fexe ba Abdoulaye Wade ak président Macky Sall du ñu toog waxtaan ba gis saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne réew mi ngi koy jànkonteel jamono ji ñu teewlu ci reportage Atiatala Thierno Laurent Mendy. njiitu réew bu woon bu demee bay laaj l'armée bi rek àtte ko moom ak ki ko wuutu bu dee am na ñu mu bett am ñeneen ñu mu metti coalition pour l'émergence moom nee na loolu du dara di laaj rek ñu teg ko ci contexte am. président Wade bu demee ba ne day woo armée bi mooy sentirul ne ñi ko wër njabootam gi am nañu doole boo xam ni war nañoo mën a doxal li ñu bëgg. ki doon liggéey ak maître Wade di ñaax ñi yëngu ci wàllu politique rek ñu delloo ci seeni xel kuréel bii di xamal ne rek moom pare nañu ngir dox diggante bi ngir rek nguur gi ak kujje politique bi daal di déggoo donte am na ay jafe-jafe. président Abdoulaye Wade jéem naa dem gis ko pexe yu bare def naa ko ku ma yaakaar ne bu ma la yónnee ci moom boo demee da nga ko wax mais ma gis ne ñu ngi tëj ma ne waa lu tax. xam nañ ne man bu ma ñëwee janoog moom danaa ko wax li ma ko daan wax dëgg dama koy wax dëgg te du njariñu ñi nga xam ne ñoo ko wër neexu la wax nag mais loolu moo dëgg entourage mooy problème depuis que ñoom Fara Ndiaye dem ñoom Boubacar Sall dem ñoom Idrissa Seck dem et cetera léegi amatul dara. colonel bu retraité bi di ŋàññ tamit yenn kuréel yi nga xamante ni dañ ne defuñu dara te jéemuñu nenn tamit ngir rek jegele ki nga xamante ni moo di Macky Sall ak maître Abdoulaye Wade. Benno Bokk Yaakaar yëguñu ko
sentiruñ ko bu doon loolu du ñu créer coalition ñun de l'émergence dañuy ñëw jéem a dugg ci ko Benno Bokk Yaakaar mais bu ñu xoolee ne coalition Benno Bokk Yaakaar bi ni ma ko daan waxee démb ak bërki démb suppu kànja la du dara dañ fi nekk rek pour bu ca kanamee ñu war président Macky Sall jéem a xëccoog moom gëmuñu li ñu ne. jax bi géew politique bi jax ci kaddu colonel Cissé nee na du nen lu dul rek li màggal démocratie bi te tamit di màggalaale débat yi. Adiat Sala bu weesoo waa coalition de l'émergence Thierno Lo moom it àdduna ci li réew mi di doxee jamono ji moom mi fi nekkoon jëwrin di ñaawlu tere yu ñuy tere manifester yi waaye tam meeting yi nga xamante ne ñu ngi koy annulé moom mi fi nekkoon jëwrin Thierno Lo ne li mu bëgg moo di nguur gi fi nekk di sàmmanteel ak yelleefu doomi aadama yi waaye tam may leen ñu def li nga xamante ne seen constitution may la leen ko li mu bëgg itam moo di kilifa diine yi ñu àddu ci ni réew mi di doxee jamono ji dinañ ci ànd ak Lamine Diédhiou ci suñu yeneen jotaay xibaar ñu wax ci député ci assemblée nationale fanweer ak benn si ñoom mer ba futu ginnaaw bi ñu saax-saaxee ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Diop Decroix bokk ci ñoom jàpp na ne nag loolee du gulee te ñu koy nemmeeku mu mel na sénégalais yi léegi dañoo xamul lan mooy député di ñaax itam président Macky Sall ak ñi mu àndal ñu gën di respecté ñi nga xamante ne askan wi ñoom ñoo leen tabb ñu teewal leen ca pencum ndawi réew ma dañ fay teewlu reportage Aminata Mbaare Sow Matar Dia. lii di ay image yuy wane Mamadou Diop Decroix mi ñu tee ca manifestation bi waa PDS doon amal image yi nag ñenn ci ay député daal di koy ñaawlu moo waral ñu bind ab pétition jagleel ko njiitu réew mi. gis nañ ne Mamadou Diop Decroix effectivement jàpp nañ ko te ñu ngi en session yóbbu ko commissariat Plateau. sonal ko fa toroxal ko fa finalement sax dañ ko mujjee yóbbu dimanche hôpital principal. madame Awa Mbodj ci boppam am na beneen serviteur de l'État benn fonctionnaire bu ko doon saaga di ko agressé biir assemblée nationale man ci sama wàllu bopp gis nañ DG du port la mu def moom ak député yi yu posé woon question d'actualité mu ñëw di wax yoo xam ne wax yu ñagas. di ko jublu ci député yi. Mamadou Lamine Diallo bokk na ci ñi signé pétition boobule kii di député bokk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di fàttali taxawaay bi ñu war a taxawu kii di député bi. Sénégalais yi war nañ xam ne député yi du caagee ne ñoo gën Sénégalais yi mais ñoo ñu tànn yóbbu ñu ci assemblée nationale pour ñu leen fay défendre kon nag am na benn cër boo xam ne war nañ leen ko jox am na loi bu ñuy wax règlement intérieur loi organique la. nee na serviteur de l'État dañu war a considérer dañu war a respecter député yi. comme luy raam noom ci ñag ba la jëm ñu ne nañu taxaw def suñuy déclaration wax président de la république ne ko na ci jóg nag. waaye tey li ñuy laajte mooy immunité parlementaire bi nga xam ni député yi lañ ko jox ba fan la war a yem est-ce que immunité parlementaire boobu war na tax yenn député yi di comporter wu nen loolee lépp nag di ay questions yoo xam ni dañ ci war a andi ay réponses. Aminata Mbaare Sow réponse yi dinañ ko am ci suñu yeneen jotaay xibaar ak pàcc bu yaa bu ñu jagleel la taxawinu député yi fii ci Sénégal waaye itam ni ko askan wi gisee lu toll si 7 milliards ci suñuy koppar loolu ama Sénégal di laaj nguuru Sénégal ginnaaw bi ñu niilalee contrat bi doxoon seen diggante ci atum 2006 ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa doon liggéey ne lu ñu bëgg moo di ñu jëfee loi de finances rectificative bi tax ñu fay leen seeni koppar ñu ci woon nag njiitu réew mi di président Macky Sall mu àddu ci mbir mi nu mu gën a gaawee démb nag wàcc nañu ci mbedd Ndakaaru yi ci kanamu Codé Ndiaye Adama Gueye. ci kàddu yi la ñi doon liggéeyee ama Sénégal tàmbalee seen doxu ñaxtu liggéeykat yi di laaj lu toll ci 7 milliards nguuru Sénégal ci ndàmpaay gannaaw bu ñu dakkalee seen contrat ci atum 2006. ama Sénégal état du Sénégal dafa dagg contrat am ak moom abusivement en 2006 ama Sénégal waroon na fay ay droits travailleurs yi war leen a fay ay arriérés de salaire état du Sénégal naka demal dinaa leen fay boobu ba léegi nag état du Sénégal fayul. 7 milliards la 7 milliards du dara ci budget Sénégal ki nga xamee ne day jël ay milliards di ko jox ci bourse familiale kooku du xañ
ay citoyens yoo xamee ne dañu liggéey ba tos kore seeni droit. liggéeykat yi di ñaan njiitu réew mi mu àddu ci mbir mi le ndax rek ñu mën a jot ci seen koppar. Assemblée nationale voté nañ ko ci loi rectificative des finances xaalis baa ngi ci place dafa am yeneen loxo nag yu ci bëgg a dugg yoo xam ne président Macky Sall yëgu ko pour jël xaalis bi dugal ko feneen loolu la ñuy bañ xam nañ ne lii su ko yëgee daf koy faj moo tax ñuy dox pour mu yëg ko te bu ko yëgee bu soobee yàlla dina ko faj du nu def leneen lu dul wax ak moom rek ndax moo nu jaboote te xam na suñu soxla te moo nu koy fajal moo tax nu dikk diis. secrétaire général bu CNTS FC ñëwoon fekkee ndaje lii di ñaan itam moom it Macky Sall mu àddu ci mbir mi ni mu ko defalee yeneen sociétés yi. dossier bi nekk dossier bu nga xam ne mënuñu ko régler lu dul su président de la république àddoo parce que moom lañ koy diis jàpp nañ ne c'est un dossier bu nga xam ne règlement politique la mën a am. dossier social la te gis nañu ne politique am li ci ëpp politique sociale la. donte tuddul ab tur porte-parole bi di Xaali Ñaan di joxoñ baaraamu tuuma ay yàqkat ñu nekk ci suuf ngir rek tàddal seen payoor. Codé Ndiaye Cheikh Diop mu CNTS moomule ñoom it janoon nañu ak taskatu xibaar yi wax ci entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ay jafe-jafe fii ci Sénégal waaye itam secteur touristique mi nga xamante ne daanaka buñ ci jógulee lambaay dina ñaaw moom Cheikh Diop ne dàqu ñu wàcc ci mbedd yi yëngu-yëngal ngir rek ñu dégg leen ñu teewlu ci Fatou Bintou Konté. bërëbu liggéeykaay yu bëri nekk ci ay jafe-jafe yenn ñi sax dañ leen a war a taxawalaat ñu ci bëri ñàkk seen liggéey jamono ji fii ci Sénégal waa CNTS FC di confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement tey ci suba nag dañoo amaloon ndajeek taskati xibaar yi ngir wax jafe-jafe yi nga xam ne entreprise yi ak liggéeykat yi moom la ñu nekkee fii ci Sénégal. préoccupation liggéeykat yi bokk na ci sunu or bi bëgg a daanu. bokk na ci SAR bi nga xam ne sooxe na depuis lors. bokk na ci liggéeykat yu néew doole yooyu nekkoon SIAS ci nettoiement bi ak ñi demee ni ñoom ñu nga xam ne seen dossier saisir nañ chef de l'État mais ba léegi amagul solution wax dëgg yàlla solution négocier lañ bëgg aussi solution politique daanaka sax lañ bëgg mu règlement politique lañ bëgg ci dossier yooyu. ci loolu sax secteur touristique bi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa CNTS FC wax nañ ci mu di secteur boo xam ne ci ay jafe-jafe rek la nekk jamono ji ba tax ni dañoo fas yéene def benn marche bu mag ci fan yi ñuy dëppmal ngir relancer li nga xam ne moom mooy tourisme fii ci Sénégal. jafe-jafe tourisme bi wax nañ ko sànq tourisme Sénégal tourisme dafa bokk ci secteur yi nga xam ne ñëpp la soxal. rawatina ñun liggéeykat yi ndax ña fa nekk ci liggéeykat dafa bari. mu di ay situation yu jafe loolu kii di Cheikh Diop di secrétaire général syndicat bi di ñaax nguur gi mu taxawal li nga xam ne moom mooy au conseil du dialogue social ngir jafe-jafe yi nga xam ne liggéeykat yi moom la ñuy jànkonteel ñu mun kaa saafara nu mu gën a gaawee. ñu jàpp ne kon au conseil dialogue social bi war na gaaw taxaw pour mën a gën a aider gouvernement bi mu saytu kii yooyu yëpp waaye nag gis nañu ne aussi. yaakaar tasul parce que am na ay réunion yu ñu def pour lii ma wax nii yépp nu ñuy def ba mu méngoo ak pacte social. ñoom waa CNTS FC nag ña ngay artu ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi ak délégué yi nga xam ne ñoo nekk ci bërëbu liggéeykaay ñu xoolaat bu baax seen taxawalin ci wàllum généralisation retraite à 60 ans. ay bërëbu liggéeykaay. Fatou Bintou Konté ñu koy jaajëfal ci wàllu tàggat yaram la ñuy yegg si ak CAN 2015 bi léegi final bi xam nañu ñan ñoo fay dem Côte d'Ivoire la ak Ghana moom moo dóor Guinée équatoriale di réew mi nga xamante ne moom moo doon dalal compétition bi Côte d'Ivoire dóor RDC ba tax na ñaari équipe yooyu ñooy dajee ci final CAN 2015 bi dina am juróom-ñetti fan ci weeru février bi bu 18h jotee Pape Cheikh fii la ñuy yem ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi. jërëjëf Fatima Ba loolee ay xibaar la woon nga yaatal ko Côte d'Ivoire la ak Ghana ci final bi ñun nag dañoo tànn rek dëkk bi ñu gën a jege muy Côte d'Ivoire pour ñu faral ko ndax nag far moom il faut que mu am. ñu ngi gërëm rédaction bi yëpp ci seen taxawaay bu ca kanamee 10h bu jotee mën ngaa delsi bu ko defee nga xibaaral ñu ci français 8h moo jot ba tegal lu toll ci fukki minute ak juróom-benn maanaam 8h16 ngeen yeewu àndandoo ak ñun tamit ñu leen di.
ñaanal bëccëg bu neex tey nag mooy yeewu leen bi mujj ci semaine bi comme ajjuma le tombeel li ñuy def rek mooy ni bis bu jot bu ñu xibaaree ba noppi dañuy dem ci gox yeeg gox-goxaan yi woo suñu ay correspondant xool lan moo xew ci région yi dëkk bi ñuy njëkkee dañu fay dellu démb ña nga fa woon di Thiès bu ñu jógee Thiès dem Tamba alors Thiès benn dëkk ñaari gaar lañu ko woowee ki ñu fa teewal di suñu correspondant permanent di Cheikh Anta Diop Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax Pape Cheikh. mbaa jàmm nga fanaane. waaw jàmm fanaane ak jàmm xam nga rek sedd bi aussi Thiès ba léegi dafa sedd. wallaay sànq rek Fatima ngi koy wax ci météo bi waaye defe naa seddaay bi moom fépp la. dëgg la. la ca metti nag mooy mag ñi seeni tànk day ruux ndax seddaay bi ci karo yi lay des guddi gi. waaw loolu moom dëgg la. waaw yenn saa yi nga sàngoo sa mbàjj bu diis waaye teewul seddaay bi daf lay sonal bon sant yàlla rek ba du reye. waaw démb ci Jakarta nga wax sàngara su for soosu nga xamee ni ñeent fukk la ñu koy jaayee xale yi di ko jëfandikoo tey loo indi lu xew Thiès. waaw xam nga démb rek maa ngi wax ci affaire yu Jakarta di génn fësal aussi wàllu insécurité yi ci Thiès. waaw mais nag police alkaati yi nga xam ne ñoo nekk ci commissariat central bu Thiès lëkkaloo nag ak groupement mobile d'intervention def nañ fa nag liggéey bu am solo. ndaxte nag saay-saay yi nga xamante ne ñoo doon toj boutique yi di toj magasin yi di toj pharmacie yi dañ leen a teg loxo. très bien toll nañ daanaka ci fukk ak juróom. yow waaye Pape Cheikh waaw mais Pape Cheikh bi ñu leen wonee bi ñu leen oowee ñu ñëw ñun bi ñu demee police ak bi ñu tegee ma commissaire Ibrahima Cissé mi nga xamante ne moom moo jiite woon opération bi. armes yi nga xamante ne moom la def ko ñaawteef yooyu yoroon da ngay yéemu ci àdduna ay jaas yi ay sémmiñ ay paaka yoo xamante ne dañ koo namm ba kuñ ci laal rek nga dagg. ñoom ay daaskat la ñu doon tuddee arme blanche. waaye ay arme blanche yu doy waar. ak ay tonni ay gàllaaj ay ndomba yoo xamante ne ñaawteef yi borom ñaawteef dañ koo takkoon. biñ ko jëlee ci table bi daal daanaka fees na saako. ñoom de xamuñu demi mesure kon ci mbon. waaw doy na waar trop. léegi daal li nga xamante ne moom la commissaire bi wax di Ibrahima Cissé. nee na ñoom li leen gën a feeñal mooy pharmacie docteur Kébé dañu attaqué woon te mu nekk ci boori hôtel La Dior. nekkete dafa amoon ay caméra de vidéo de surveillance. ñoom nag ñoo leen jël. léegi nag bi ñu leen jëlee nag ñu commissaire bi neen jaar ñu di leen topp ba ñoom bi ñu daan am benn village boo xam ne dañ ko doon attaqué doon fa sàcc ay xar. lañ ci jàpp ñaar bi ñu jàppee ñaar ñooñu ba def enquête bi nag. ci lañ def ci lañ leen boole nag ñu dem seen kër yi ñu ngi ndekete ñu ci bëri ñu ngi dëkk ay côté Conax Pël ak dëkk bi nga xamante ay côté R100 mais bi ñu defee perquisition seen kër. dañ faa fekk yére yooyu ñu soloon te ñu filmé woon leen ci caméra ci caméra de surveillance bi. yooyu lañ fekk ci kër gi. fekk fa nag ay tissu basin fekk fa ay ataaya xeetu xaalis bu bëri daal. ci leen jàppee nag indi leen actuellement ñu ngi ci police centrale bu Thiès. ñu ngi def enquête yi ngir jébbal leen ñu yóbbu leen ci mag bu Thiès. mais daal li ñu ci mën a jàpp mooy Pape Cheikh temps yëpp waa Thiès kenn nelawul woon ndax insécurité. mais ki nga xamante ne nag moom mooy préfet bu Thiès di Balde. moom wax na ne moom mbir mi. tey jii moom affecté nañ ko ba dafa war a nekk ci gouverneur mais démb sax mi ngi doon wër di waxtaan ak taskatu xibaar yi. nee nañ daal liggéey bi nga xamante ne sumboon na ko ngir sécurité yi indi ko fii ci wàllu Thiès. na ko nag ki nga xamante ne moom mooy préfet bu bees bi war a ñëw fii ci Thiès. na ko continuer ndaxte Thiès dafa nekk dëkk boo xamante ni daanaka defkatu ñaawteef yëpp dañoo daw jub si Thiès. mu nekk dëkk boo voilà Carrefour la mu nekk dëkk boo xam ne jamono yi dafa am wàllu insécurité mais daal. commissaire Ibrahima Cissé mi nga xamante ne ànd nag ak ay ñoñom def opération bi vraiment waa Thiès yëpp kontaan nañ te defe naa ne tey jii ñi nga xamante ne teg nañ leen loxo defe naa ne dina tax tey jii waa Thiès yi ñi nga xam ne dañ doon ragal du ñu nelaw guddi dinañ mën a nelaw Pape Cheikh. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax Cheikh Anta Diop et puis di féliciter takk der yooyu rawatina GMI nekk Thiès gis nañu seen liggéey ñoom nag musiba du leen teree raw de du leen teree jiitu plutôt ndax nag dañuy assurer sunu kaaraange te loolu rek la ñu namm ci dëkk yu mel noonu donc Thiès ñu ngi koy waxtaane démb bëri woon na lu ñu fay dégg ci ay agression ak xeetu ñaawteef yoo xamee ni lakkaloon na askan wa loolu sant yàlla ba ñu leen tegee loxo j'espère que dina dañ donc ki ñu fa teewal di ñu indul ay xibaar yu soxal Thiès di Cheikh Anta xam naa di nga ko gën a yaatal tey ci bis bi yëpp ci RFM wala sax ci suñu site bi gfm.sn ñu jóge Thiès jubal Tambacounda Tamba bu ñu fa demee rek dañu fay fekk suñu beneen correspondant kooku mooy Moussa Oumar Gueye Sénégal du Ndakaaru dong moo tax bis bu jot ñu jóge fii dugg ci dëkk yëpp alors correspondant wu Futur Média yaa ngi fu ne am nañu fa bureau moo tax ma ñu leen fu ne def nañu fa dara
alors Moussa Oumar Gueye bu fekkee jàppandi na Mao ak sama gars yi ñu waxtaan ak moom bu ko defee mu andil ñu ay xibaar yu ñu mën a jàpp ca Tamba Moussa Oumar na nga def. Pape Cheikh ñu ngi lay fay. mbaa jàmm nga fanaane yow it. sant yàlla bu baax a baax. naka Tambacounda mu ngi sedd. ñëpp a ngi fii fan yi feex na li tànn. macha allah xam naa ni lu mu sedd teewul saa yoo xëyee yaa ngi xëy di wër di taataan ay xibaar luñ fa mën a jàpp. waaw Pape Cheikh ñu ngi lay jaajëfal di wane ni rek fii ci Tambacounda ak ci Kédougou am na lenn ci xibaar yu nu war a mën a taataan. waaw rawatina ñu tàmbalee ci benn fait divers boo xam ni Jinne Maymuna nañ koy wax. xaw ma ndax xam nañ ko kay mënu ñëwoon na Dakar temps yële. waaw kay jóge na Dakar mu ngi Tamba. mu ngi Salémata ci Kédougou. Jinne ji mbay nañu bàyyi waay. Jinne ji mbay daal ma nga boor boobu ca Salémata. Jinne ji mbay moom lu mu def Tamba. voilà sonnal tuuti élèves yi nekk ci Salémata ba tax waajur ndongo yi depuis altine. waaw dañu ni daal nañu tëj daara yi la temps ñuy wut saafara ci mbir moomu. ok leneen lu ñu mën a jàpp itam ci xibaar gis nañ ci hôpital régional bu Tambacounda dañu am jafe-jafe ci incinérateur. parce que fan yéen a ñu génn ñu ngi doon wax dañu soxla refroidisseur ci seen centre bi nga xam mooy centre mondialiste bi loolu sotti na. waaye incinérateur mooy lenn ci mbalit yi soxee ko ci hôpital foog ñu am fu ñu koy taalee mu bañ di ubale di sonal askan wi. ndaxte mën na indi ay jeexital ci wér-gu-yaram askan wi ak ni muy xeeñee ak yeneen. waaye itam ba tey hôpital am na ay jafe-jafe ndax seen morgue bi benn chambre froide bi dafa panne. ci noonu itam gis nañu daal gis nga daaw déggoon nga ñu naan am na ay ñoo xam ne ànduñoo ak seen sago dañ leen daan faat. ki ñu ci mujjoon faat tey jii mu ngi war a toll presque ci at biñ ko suulee matul semaine di wane ni rek morgue bi dañ fay denc ñoo xam ni dañ leen fay denc ay ati at wala boog ay weeri weer nekk na mbir yoo xam ni daal gënul ci noonu itam directeur bi mu ngi ciy lancé appel gannaaw loolu leneen lu ñu mën a jàpp ci xibaar fii ci bët penku Sénégal ñi nga xam ni ñoom ñooy bokk ci direction mine ak géologie ñoom déggoo wuñu ak ñu bokk ci société civile rawatina section sénégalaise coalition Publiez ce que vous payez ñoom nag seen ñàkk déggoo boobu yëpp mu ngi jëm ci wàllu ceeb yi ñu war a def ci wàllu code minier bi loolu tax nag Aly Ngouille Ndiaye jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu industrie ak mine génnee na bataaxal nee na may na leen nañu ñëw Dakar ñu waxtaan fii leen jeexitalu weeru février bi ngir ñu trouver ay saafara xam société civile ak askan wi ana lan la ñu yittewoo ngir ñu daal di koy dolli ci li nga xam mooy joppite yi war a am ci code minier bi rawatina ci béréb yi nga xam ne ñu ngi fay wute wurus te à Omarium xam leen ne ni nag fii léegi ay semaine rek dootul ñàkk ñu ibbiwaat bureau yi may askan wi ñuy wutaat seen ay wurus ci booru Kédougou ak yeneen i béréb Pape Cheikh xam naa ne daal ci tënk fa lañ koy denc noonu yemale fa xibaar bi ndaxte ci côté rajo bi itam ñu ngi ma soxla ci wàllu 33 900. effectivement moo tax dañu lay bàyyi rek comme ça nga àggali liggéey bi parce que tey toute la journée dinañ la déglu ci rajo bi RFM comme ça nga gën a yaatal xibaar yooyu la nga xamee ni am nañu ko foofu ca Tambacounda oustaz ñu ngi lay nuyu xam nga léegi la Moussa Oumar Gueye wax ni Jinne Maymuna dafa lakkal foofu Tamba élèves yi amoon na Dakar da ngay dugg ci école jékki-jékki xale yi di daanu di yooxu alors phénomène boobu ñun ñu miinul bu baax diine ji ñu tuddee ko Jinne Maymuna mais est-ce que jinne sax am na. am na parce que yàlla ginnaaw ba mu leen nuyoo ziar alxaj Pape ginnaaw nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog nun am na ndax yàlla moo wax ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni d'accord bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma kon jinne am na waaye jinne doomu aadama moo ko ëpp doole ok nit a ko ëpp doole lay tax nit mucc ca moom nag mooy njaboot boo ko amee da nga koy sange mooy da nga koy ñaanal ñaan lul ci moom ndax yàlla neen ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen te Rasulullaah nee na jullit amul benn ngànnaay lu dul ñaan ad-du'aa silaahul mu'miniina ñaan mooy ngànnaayal jullit waaye xëy sa sang sa doom rek jàpp ci loxoom rek ba ko mu dem loolu erreur la jàngoo Faatiha tifli ci bopp ba mbaa Falaq ak Naas it wala xul wallaahu mbaa ayatul kursi tifli ci bopp ba moom bu gisee Jinne Maymuna it yow yaa ko tooñ waaye jur yu bëri fii ci Sénégal farataalu ñu ñaanal xale mag ñi la ñuy gën a ñaanal yóbbu leen ci ay sëriñ xamu ni ñaan amul at liir sax war ngay tëflit ca bopp ba ay ñaan liir sax da nga koy ñaanal bàyyi ko xel préparé ko ñaan daal alxaj Pape ku koy def doo daj ak Jinne Maymuna bu la gisee daf lay ragal waaw bu la Jinne Maymuna nee jàkk daf lay ragal parce que am na barrage bu dox sa digganteeg moom te ñi muy gën a sonal mooy xale yu jigéen yi ci école yi waaw mooy xale la ñuy solomoot mooy xale yu jigéen yi ci école yi parce que Jinne dégg naa dafa bëgg ay décolleté ak bopp buy voilà parce que Jinne dafa bëgg lu baax mbay
mooy xale yu jigéen yi nga xam ne duñu sol lu yiw. dégg naa bëgg na décolleté c'est vrai ah dina dégg naa bëgg na yaramu jigéen buy fay. waaw xam nga moo tax gis nga yàlla lu mu la tere rek. lu mu la tere rek sa njëriñ la. waaw yàlla garaaw ndeke moom lépp la préparé. lépp la waajal yàlla lu mu la tere rek sa njëriñ la. wallaay waaw mais boo solee lu bon wala nga solal sa doom lu bon a bon rawatina xale bëgg ko tàmmal col gu bon bi muy ndaw. bu génnee jommi yow yaa ko yow sa jëmmi bopp yaa njëkk a jommal sa doom ci biir. te léegi xale yi solatuñu ay yére xale de. solatuñu ay yére xale bu njëkkoon toute fête amoon sax robe yooyu nga xam ne day mel ni kii nu mu tudd am wala nga ngay mel ni kii Rosa Garcia mais léegi xale yi ay yére mag lañ leen di solo la. ay yére mag lañ leen dugg naa ci école primaire boo xam ne xale yi ma fa gis comme ay mag la ñuy solo et c'est grave ça. parce que sa doom bu la waxee damaa bëgg lii te loolu yiwul bul ko jox dañ waykat bi fa ne bul jaawale yërmandi ak loraangi. sa doom lu mu bëgg nga necc di ko yërëm fekk yaa ngi koy lor. ok xale dañ koy tàggat. parce que dégg naa yàlla dafay laaj compte de boo génnee àddina nan nga toppatoowee woon. mais yàlla Seydina Muhammad ko yàlla wax na ko. kullukum raa'in wa kullu raa'in mas'ulun an ra'iyatihi. kenn képp ci yéen sàmm ngeen te sàmm bu ne daañu ko laaj. ëllëg lañu la sàmmloo woon. kon kenn njaboot gu ne. waajur bu ne. am na responsabilité yu mu war a jël ci ay njabootam. mais digganteem ak moom ak digganteem ak boromam. lu ci aada wax El Hadj. xam nga Baye Cheikh bu fekkee ne sa doom dafa yeewu suba. nga bàyyi ko mu préparé boppam. ubbi bataam. sol lu ko neex. dem ci sa ginnaaw. jëloo say responsabilité ci moom. xale dañ koy dar di ko toppatoo. bu yëkkatee lii nga ne ko lii. warta dem école. am na loo xam ne ci kër gi la war a yem. mais ñoom yaay seen yoon. ni nga ko waxee rek mbay. nu jéggal nu nag ndax noonu jur. te xale yi dañu napp seen yaay dañu napp seen waajur yi. dañuy jur ba pare ragal ko. waaw lii laay sol. boo looloo xew léegi ci réew mi. mooy yërmande gi rek mooy yërmande gi. mais Pape yërmande la waaw. jur yërëm ak ragal bokkul. ñaar yi dañoo dend te bokkuñu. am na ñoo xam ne dañuy jur yërëm. ba lor. am na ñoo xam ne dañuy jur ragal ba lor. ragal nag ba lor moo bari ci réew mi. waaw looloo bari ci réew mi. ndax bañ sa doom mere la. nit ki fekk yaa ngi koy lor doo ko jur ba pare mu di la commandé. déedéet. ah mbay loolu fu mu xew. mbay yoon am léegi loolu nag moo xew nag ci réew mi da ngay jur ba pare. mu lay commandé ñu commandé la boori. wax na dëgg. wallaay dëgg mais boo réewul sax amoo bëñ bay. xale ba bañ ko waxee lañ ko war a wax dafa ne du ko ree janvier day bàyyi ba juin mu doog koo ree waaye lii damay bàyyi ba bu ñu demee Gorée mercredi ca il ba laa koy ree mu gën a féex loo ci bëgg a wax waaw. dafa am loo xam ne dafa am solo trop mooy que nit balaa ngaa génn sa kër da ngay léemu. parce que nit mag yi suñu maam yi man boog samay maam dama doon faral di gis sama maam tuutaw ye onoon onoon jaadi dégguñu loolu de maanaam nañu tari fatiha ba pare daal di tari nag ayatul kursi yi mu ne la nga def ko 7 fois soog a génn wala nga ànd ak njàpp am na loo xam ne ni man nee naa nit ki même bu fekkee sax sa colin kiiwul mais aaral sa bopp comme ni ko oustaz Pape An waxee léemul sa bopp am na ay jat yoo xam ne ñoo ngi fi waaw loolu laa bëggoon wax sax parce que oustaz am na ay saar yoo xam ne nii mu ngi ci alxuraan di ko léemoo fajar gi am na solo balaa nga ciy tontu El Hadj Mbaye Garmi ba ci wolof ba ci suñu aada am na ay léemaay Pape am na ñoo xam ne ñu léemaay yoo xam ne boo ko dóoree bu misil ñëwee ci léemaay bi lay def boo ci xam boo xamante ni boo xam ne du alxuraan mais mag ñi dañu koy faral di wax man romb naa bis nu mu tuddati waay cug béri cug am bu mu ma jox ne ma boo xëyatee waxal bisimilah yi njàmbe raxmaani njàmbe fa moora bee fenkee fa moora fa ma ne ko yàlla tere du ma ko wax mais kooku dara Pape xam nga aarin moom côté bu nekk la dafa am cosaan am aada am l'islam am na yoo xam ne boo ko su ma ko waxee léegi Pape An def naan ma taxawal wax ñu benn non naa sëriñ bi rek waxal benn rek en fait dañu bëgg a xam parce que man hélas am na bu ma wax léegi ñu naan bismillah njàmbe raxmaani njàmbe waaw mais kii day dal sama kaw am na bu ma xam bismillah te rahman te mi tawi ladde mi tawi wuro bismillah te rahmaani te mi tawi ladde mi tawi wuro mooy que ne tënaa jinne tënaa ci bismillahi rahmaani rahim. dëgg la mais boobu gàtt xam nga boobu sax dafa laal diine ba mu boobu diine ngi. waaw non man bu diine bi parce que man boobu lañ ma jàngal. d'accord bismillahi te rahmaan te mi tëwi la dem tëwi wuro. ban moo ca gën boo ñuy digal ñaanu bis boo xëyee looy léemoo. boo xëyee alxaaji Pape bi ginnaaw bi nga sangoo jàpp ba sell. nga jàng fatiha. jàng falaxi naasi xam nga yomb na. tëjee ko salatu ala nabi bi. waaw boo mënee.
ñi lay romb di la nuyu pour yóbbu sa xel sa duñ mën ci yow dara. ayatal kursi yi nag boo ko ca tegee nag moom am nga sécurité. mooy bu fort bi. benn mag ne na ma doom ma ne ko la béykat mun ma la xat jaakum boo ko waxee. du sax billaay du sax lu may wax mais ma wax ko téléspectateurs yi. nitu yàlla ma ko wax. nga xëy jàng Fatiha ayatal kursi yi wala benn la xat jaakum rasulun nit jël fital ne la tëll mu ni ma billaahi du tàkk. te mag ki ma ko te mag ma ko wax. wallaay te nit yàllaa ma ko wax laxat jaakum. mag nee na ma nag laxat jaakum sax boo duggee ci oto nga wax ko. oto yàlla na yàlla musal ci këpp oto. mais boo oto ba këpp woon it yow di nga am jàmm. kon yàlla noppi na de. yàlla noppi na te ñaan nag mooy ngànnaayal jullit amul benn ngànnaay. lu dul ñaan. voilà waaw te it nag nit day jug ci boppam. alaaj Pape ci fagaru départ jëm ci ginnaaw dëkk ba pour liggéey la. yow nga ni yàcc toog di xoole. mais yàlla ne na wa maa rabbuka bi zalaamil abiid kee kat coono bi mu am pour liggéey la man yàlla man kat yow it amal coono pour dem aar sa bopp moo tax yenn saay nit yàq ay milliards am pour liggéey la te mënul ci yow dara parce que da ngaa jóg pour aar sa bopp yow it te léegi même bu dul jinne yi sax réew mi léegi li fi gën a xew dañuy liggéeyante mooy liggéeyante bi nag métti na mbon goo xam ne mi ngi ci biir réew mi waaw mbon goo xam ne mi ngi ci biir réew mi bëgguñu kenn ku dem bëgguñu kenn ku jug waaw bëgguñu kenn ku avancé yàq la léegi jar na leen waaye kay jug pour yàqi la yow jugal pour defar sa bopp nit day aar bopp te ba ca gën a xew sax mooy ñun ñaar ñuy ànd dem ba coow am ci diggante yi liggéeyante am ca waaw loolu dafa fréquent lool ak bokk liggéeyukaay ak xeexante bokk liggéeyukaay xeexante wala kii lii mu am pourquoi mu am ko maa ngi moom a jàngandoo maa ngi moom a màngandoo mu bëgg maa gën a tekki te man du ma yor dara fekk yàlla séddale na démb yàlla la muy def na ko bu ñu xippi woon suñu bët yéerndu ba gis magazine ba mbaa jal ba du ñu jiiroo te duñu tafu te ba léegi may wax ak yow yàlla nga ak lu amagul borom te soxlawu ko kon nañu ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla may nu te teg lépp ci loxo yàlla te teg xam ne lépp yàlla bi ki ñaan juddoo xam nga lu ko takk wërsëg ko takk dafa xëy marié ko ki ñaan dafa xëy rek ne mël wërsëg jóge fii ca àll ba takk ko dem ca jàkka ja joxe can ñu may ko ngay mbay xam nga lan lay ama lu mu am doom ji may am du neex ki ñaan te lu mu yàgg-yàgg dina judd dina ko la jël wis de moo tax wërsëg fort wallaay wax wërsëg ki ñaan dara la ko mën fi nekk rek wallaay waaye jikko yi ñooy labbali xol yi ñooy fere ku ci taxawati seesa sa xol voilà waay dëgg la waay donc yàlla noppi na jërëjëf Mbaye 8h34 fii léegi ay minutes ñu jàll ci publicité yi waxtaan bi nag tey nii rek la dañu koy yaatal ci fànn yëpp ci diine ci aada ak ci xaleel ak ni ni nekkee ñun ci réew mi xanaa rek ñu jàll léegi ci jóg job bëri ngeen ci gëm li ñu gëm muy jóg di job bi fajar gi tey nag ñu tànnati ñaari CV yoo xam ne ni bokk na ci CV yu bëri yi ngeen ñu yónnee kii Oui, Pape Cheikh, donc on démarre avec le CV de Moustapha John qui a eu en 2012 qui a fait une formation sur animation et présentateur télé à Ensup Afrique pour ses expériences professionnelles. En décembre, il a été animateur à la télévision Marodi TV. En octobre, animateur à la LCS, la chaîne sénégalaise. 2014, directeur des programmes de la télévision Marodi TV. Janvier 2014, animateur à la télévision toujours Marodi TV. Août 2013, chef de desk culture de la télévision Sénégal TV. Juin 2013, directeur de la production de la télévision Sénégal TV. Et du 29 mars 2013, il a été présentateur à la télévision Sénégal TV, stage à la télévision Sénégal TV. Pour contacter Moustapha John, qui a une expérience avérée dans la télévision en tant que présentateur, ce sera par mail à lesétoilesdusaloum@yahoo.fr. Nous avons également le CV de Mamadou Faye Lamine, qui a fait en 2014 une formation en gestion et création des entreprises à l'ISEC Sacré-Cœur pour ses expériences professionnelles. De 2005 à 2014, Info Active, poste occupé initiateur manager. 2004, donc il a fait Images, le temps de l'Afrique, poste occupé chef département infographie, mission monter le magazine et les mises à jour du site www.letempsdelafrique.net. En 1999, Sigma Services Sénégal pour son poste occupé responsable NTIC et PAO pour les missions effectuées, diriger les projets web et de créa. Pour contacter Mamadou Lamine, ce sera par mail à laminefaytoukole@gmail.com.
Pape Cheikh, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui comme CV. ñoom ñaar lañu Moustapha Dione ak Mamadou Faye on leur souhaite bonne chance parce que kenn ku ci ne miin nga li nga bëgg a liggéeyee donc joxekatu liggéey yi mën ngeen leen a contacter directement par mail may leen entretien après ngeen xool ndax mën nañu leen liggéeyal bu loolu weesoo xanaa nga joxe ay conseils rek jëm ci ñi nga xam ne ñu ngi wut liggéey mais amaguñu ko. waaw Pape Cheikh man conseil bi may jox ñi nga xam ne ñooy wut liggéey mooy par rapport toujours au stage et puis l'entrepreneuriat très tôt. Il faut être entrepreneur très jeune soo xoolee léegi Sénégal école de formation yi dañuy intégrer dès la première année de formation un projet professionnel bi et puis dañ lay permettre léegi ci yenn écoles yi da ngay am compte boo xamante ne chaque mois dañuy obliger say parents ñu verser ci benn montant. Du coup projet professionnel boobu dañ lay accompagner ba nga am au moins ce bac plus 3 et c'est des formations en général professionnelles. Donc étudiants yi bu ñu demee ba seen bac plus 3 am nañ possibilité jël seen projet professionnel boobu dem créer seen société bopp commencer liggéey dafa bëri léegi dañu naan tout le temps bon état bi dafa ragul dara côté emploi mais nañu jël ñun suñu bopp initiative bu ñu jàngee wala bu ñuy démarrer suñu étude ñu am suñu xalaat bu ndaw parce que ku ci nekk ci li ngay yëngu xam nga suba lan nga bëgg nekk peut-être am na ay formation scientifique yoo xam ne il faut nga dem ba benn niveau mais toujours nga garder sa projet professionnel boo xam ne boo amee foo yegg di nga ko mën a exploiter. C'est très important jàng dafa ànd ak xalaat lan laay def ëllëg doo toog di jàng ba pare pour xam lan nga war a def. Pendant la formation ayez un projet professionnel et vous faites accompagner par vos professeurs donc ci secteur bi ngeen di évoluer à la fin de la formation am na yenn banque yoo xam ne dinañ leen mën a accompagner comme jeune initiateur de projet ou le jeune entrepreneur et également il y a d'autres moyens de recherche de fonds je pense que Pape Cheikh dinañ si ñëw la semaine prochaine lundi avec suñu benn acteur buy évoluer dans le secteur de l'emploi des jeunes au Sénégal dinañ ci indi le plus de clarté. Voilà, il viendra lundi. bëgg naa ko laaj rek tuuti diplôme yi. parce que niñ ko bindee nii quoi ne def na nangam. c'est-à-dire da ngeen ko vérifier ba mu leer. ngeen doog ko indi wala lan. alors man. sax nga bind rek indi noonu rek jal ko noonu. rek mbay. mbay jalu na de. léegi dañu jal ko rek mbay mu bari lool. tonton Guèye bi man damay wax tout le temps je pense que tout le temps dama ciy ñëw pour ñi nga xamante ne ñooy yónnee seen CV nee naa leen CV. information yi ngi ciy def ki nga koy yónnee parce que ñun du ñu def lu dul jàllale CV bi comme nuñ ñu ko yónnee. du ñu def sax ay corrections parce que permettre ñu ko on n'a pas le droit. mais recruteur bi nga xamante ne tey moo ñu war a contacter pour nañu tel CV nous intéresse noonu lañ ko koy transférer duñ ci modifier quoi que ce soit su fekkee information yi candidat bi def ci CV bi du ay information yu vérifié moom recruteur bi dina ci xam dara parce que nekk ci entretien d'embauche et puis il y a une phrase tout le temps yoo xamante ne dañ koy def ci suufu CV pour dire je certifie que toutes ces informations sont vraies par exemple après nga signer pour dire que li nga war a def ci CV normalement c'est des informations vraies ku ci tricher aussi soo demee entretien d'embauche jàkkaarloog recruteur bi dina leer xam-xam moom kenn du ci wax lu dul dëgg kenn du ci wax lu dul dëgg beneen bi ci des nag waaw affaire bi jamul non c'est naturel c'est un peu rouge de non ça va ça va jërëjëf sama musóor la nam ni muy demee waaw. man bese lay sama mag nu mu defee rek noonu lay defee. vendredi dafa am règle. jërëjëf Kia mu nekkoon Jóg Job mën ngeen ñoo contacter ngeen yónnee ñu seen ay mail et puis ñi wut liggéey ñu ngi leen di ñaanal quand même ñu am liggéey bu ndey ak baay defee lu ne ci yow boo demee nag ba màgg ba dëgër ak at boo mënti am la war rek mooy wallu leen ci kër gi loolee nag dañu koy ñaan saa su ne moo tax du ñu arrêté mukk di def li ñu tuddee Jóg Job ak Kia fajar gu jot ci yeewu leen bi juste après publicité yi bu ñu dellusee daañu tukki dem dëkk bu ñu naan Bakel carnet de voyage bi tey fa la ñu beesel di yóbbu ca kanam itam oustaz Pape Hann daañu dugg ci ëttub Seydina Limamou. daañu dugg ëttu kër Seydina Limamou tey nag Mame Rane Laye moo war a ñëw. bigal ñu tuuti ci Mame Limamou waaye itam bigal ñu wax ñu nag lenn ci ay xasida yoo xam ne mokkal na ko. ay briit ci Seydina Mohamed.
sallallahu ma alayhi wa sallam. jàkkaarloog moom comme ni may jàkkaarloog gaa yi tagg rasulullah. voilà donc loolu avant gu siira lay doon ci yeewu leen bi El Hadj Mbaye Garmi ca kanam itam ñu waxtaanee ndaanaan yi fi nekkoon te daa bégal Afrique ñoom ñëpp am na ñoo xam ni jooy nañu leen ñeneen ñaa ngi fi ba léegi mais kenn yàqu ci ngéwél de. déedéet. ñooñu lu ñu ma wax rek mbay kenn du ko vérifier. déedéet. dañ di ay ndaanaan dañu ko doon nag seen i maam. ba pare Pape Cheikh ñooñu suñu masaan di jàng way suñu masaan a juum. seen waajur da leen di dóor pes. wala mu dóor leen gàkku. waay luy gàkku. waaw. xanaa rëkk la. laa ilaaha illallaah kooku buñ la ko xasee rëkk Pape lu la waxati da nga ko. da nga ko mokkale ni mu la ko wax. xanaa daa mel ni biti loxo. moo ko defoon biti loxo. boobu la day jëloo seen xel day tax sa xel dem. mais boobu dañ leen loxo moo koy def wala bant. bant moo ne ko def loxo mën na ko def. waaye dóor la rek loolu foor na. kon ca kanam lay doon waaw xeetu dóor la rek ah. ayca ñu jàll ci publicité yi bu ko defee juste après ñu ñëw àggali yeewu leen bi tey àjjuma.